N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Louange à Allah, nous le louons, implorons son pardon et demandons son secours. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau des prophètes, notre prophète Muhammad, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui suivent leur chemin jusqu'au jour de la rétribution. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, l'unique, sans associé, et que Muhammad est son serviteur et messager. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui laisse s'égarer, nul ne peut le guider. Serviteur d'Allah, je vous exhorte ainsi qu'à moi-même de craindre Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ses recommandations et en délaissant ses interdictions. Chers fidèles, nous sommes aujourd'hui dans un monde où surveiller les gens est devenu très difficile, voire impossible, même avec l'avancée de la technologie. Nous avons des caméras dans nos lieux de travail, dans les rues, dans nos maisons, des satellites dans l'espace, mais cela ne dissuade pas ou n'empêche pas les gens de voler, de tricher, de corrompre, de tuer, bref, de faire du mal. Seul l'enseignement de l'islam peut remédier à cela. Un vrai musulman n'a besoin ni caméra, ni un surveillant pour être dans le droit chemin. Dans les lignes qui suivent, nous exposerons quelques moyens qui permettront à tout un chacun, qu'il soit seul ou pas, de ne pas commettre des péchés interdictions. 1. Allah subhanahu wa ta'ala nous voit et sait tout ce que nous faisons. Il dit, exalté soit-il, أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. Ne savent-ils pas qu'en vérité Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue? C'est ce que pense bon nombre de gens, non pas par leurs propos, mais plutôt par leurs actes. C'est pourquoi Allah dit, وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. Mais vous pensiez qu'Allah ne savait pas beaucoup de ce que vous faisiez. Chers frères, chères sœurs, pense au regard d'Allah sur toi quand tu es seul dans ton lieu de travail, dans ta chambre avec ton téléphone, dans la classe ou dans l'amphi. Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi. Il dit à ce propos, أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans les cieux et sur la terre? Pas de conversation secrète entre trois sans qu'il ne soit leur quatrième, ni entre cinq sans qu'il ne soit leur sixième, ni moins ni plus que cela sans qu'il ne soit avec eux là où ils se trouvent. Ensuite, il les informera au jour de la résurrection de ce qu'ils faisaient, car Allah est omniscient. Serviteur d'Allah, ne sois pas de ceux qui se soucient plus du regard des créatures au détriment de celui du Créateur, ceux qui se cachent de la vue des gens et non de leur Seigneur. Le Très-Haut dit, يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. Ils cherchent à se cacher des gens, mais ils ne cherchent pas à se cacher d'Allah. Or, il est avec eux quand ils tiennent la nuit des paroles qu'ils n'agréent pas, et Allah cerne par sa science ce qu'ils font. Allah connaît nos secrets les plus cachés. Il dit, وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Que vous cachiez votre parole ou vous la divulguiez, il connaît bien le contenu des poitrines. Il dit aussi, exalté soit-il, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. Il connaît la trahison des yeux, tout comme ce que les poitrines cachent. Prêter attention au regard d'Allah permet à l'individu d'être pieux et de faire du bien où qu'il soit. Quand tu t'apprêtes à faire un péché quelconque, pense à cette parole d'Allah
Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ne sait-il donc pas qu'Allah le voit? 2. Des gens surveillent tous nos actes et nos paroles. Des anges surveillent tous nos actes et nos paroles. De nobles anges nous accompagnent et écrivent tous nos faits et gestes. Le Thérault dit In kullu nafsin lamma alayha hafiz. Il n'est pas d'âme qui n'est sur elle un gardien. Il dit exalté soit-il Inna alaykum la hafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Alors que veillent sur vous des gardiens, de nobles scribes qui savent ce que vous faites. Le Seigneur des mondes dit également Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. 3. La terre témoignera le jour de la résurrection. Serviteur d'Allah. Même la terre nous surveille et le jour du jugement, il racontera tout ce qu'on faisait sur elle. Le Thérault dit à ce propos Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. Ce jour-là, elle contera son histoire. Imam Sa'di, rahimahullah ta'ala, dit elle témoigne de ce que les gens ont fait sur elle, en bien et en mal, car la terre fait partie des témoins qui témoignent des actions des serviteurs. An Abi Hurayrah قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها قال أتدرون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا فهذه أخباره. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وصححه الألباني في صحيح الجامع. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah a récité ce verset Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. Puis il dit savez-vous ce que sont ces nouvelles? Ils dirent Allah et son messager savent mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ces nouvelles, c'est qu'elle témoignera contre tout serviteur ou servante de ce qu'ils ont fait sur elle. Elle dira il a fait telle et telle chose, tel jour et telle heure. Voilà ces nouvelles. 4. Nos membres témoigneront le jour de la rétribution. Chers fidèles, ce corps pour lequel nous sommes prêts à dépenser des centaines de milliers pour l'entretenir, des hommes et des femmes vont dans des salles de gym ou de musculation pour développer leurs muscles, certains pour perdre du poids, d'autres pour avoir une belle forme. Et pire encore, nos sœurs se dépigmentent, d'autres font recours à la chirurgie esthétique. Rien que pour paraître belle avec toutes les conséquences qui peuvent en découler. Ce corps, Allah nous fait savoir qu'il témoignera de tout ce qu'on a fait. Le Thérault dit Yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Il dit aussi وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ عَلَى النَّارِ وَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Alors quand ils y seront, leurs ouïes, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient. Ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Ils diront, c'est Allah qui nous a fait parler. Lui qui fait parler toutes choses, c'est lui qui vous a créé une première fois et c'est vers lui que vous serez retournés. Vous ne pouvez vous cacher au point que ni votre ouïe, ni vos yeux et ni vos peaux ne puissent témoigner contre vous. Mais vous pensiez qu'Allah ne savait pas beaucoup de ce que vous faisiez. Et c'est cette pensée que vous avez eue de votre Seigneur qui vous a ruiné de sorte que vous êtes devenus du nombre des perdants. Anas ibn Malik, radiallahu anhu, rapporte que nous étions auprès du messager d'Allah lorsqu'il se mit à rire. Il dit alors, savez-vous pourquoi je ris? Nous dîmes, Allah et son messager savent mieux. Il dit, c'est de la discussion entre le serviteur et son Seigneur.
le jour du jugement, le serviteur dira: ô mon Seigneur, ne m'as-tu pas garanti que tu ne feras pas d'injustice, que tu ne me feras pas d'injustice? Allah lui dira: bien sûr. Le serviteur dira alors: je ne permets aucun témoin contre moi, sauf un témoin venant de moi-même. Allah lui dira: cela suffit aujourd'hui, ton propre être est témoin contre toi. Ton propre être est témoin contre toi, ainsi que les nobles scribes, les anges. Ensuite, on scellera sa bouche et on dira à ses membres: parlez. Alors ses membres témoigneront de ses actes. Puis on lui rendra la parole et il dira à ses membres: périssez, que la malédiction soit sur vous. C'est pour vous que je me battais, je cherchais à vous défendre. Hadith rapporté par Imam Muslim. Et dans le hadith rapporté par Abu Huraira, également dans Sahih Muslim, il lui sera dit: maintenant nous allons faire venir un témoin contre toi. Il réfléchira en lui-même et se dira: qui donc témoignera contre moi? Alors on scellera sa bouche et on dira à sa cuisse, à sa chair et à ses os: parlez. Et sa cuisse, sa chair et ses os témoigneront de ce qu'il a fait, cela afin qu'il ne puisse pas avoir d'excuses. Et cela concerne les hypocrites, celui contre qui Allah est en colère. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ñu ngi sant borom subhanahu wa ta'ala di ko bàq di ko kañ di seede ni amul kenn ko yeeyoo jaamu ko dul moom borom subhanahu wa ta'ala di seede ni Muhammad ndawam la waaye jaamam la. mbokk yi maa ngi leen di dénk sama bopp ragal borom subhanahu wa ta'ala ci def ay digleem bàyyi ay tereem. mbokk yi ñu ngi ci jamono joo xam ne di surveiller nit ñi di luñutu ci lu ñu xam lu ñu nekk ngir mën leen a peeg xam ci lu ñu nekk ba duñu def safaan nekk na lu jëfe lool ànd ak développement technologie bi yëpp. tey boo demee ci bërëb liggéeyukaay ñu ngi fay teg ay caméra ngir rek surveiller employé yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëw ci bërëb liggéeyukaay boobu. boo demee ci tali yi naka noonu teg nañ fa ay caméra ngir xam ana ñan ñooy ñi nga xam ñoom ñooy jalgati. biir kër yi naka noonu mu nekk loo xam ne lu jafe la lool ci waajur bi ci mën a surveiller doomam ngir xam ci lu mu nekk ndax mu ngi def lu baax wala mu ngi def safaan bi. te loolu nag nekk na lu jafe lool. lenn rek mooy li nga xam ne moo mën a tënk nit ki ba mu mën a bàyyi xel boroomam fu mu mënta nekk ba du jalgati, moo xam ni ñu koy gis moo xam gisuñu ko, mooy dellu ci njàngaleem lislaam. moo tax suñu xutba bi dañu indi lenn ci ay mbir yoo xam ne day tax nit ki bu koy bàyyi xel muy tënku ci lu baax, moo xam am na ñu fa ne moo xam ne ñi nekkuñu fa. dañuy nettali benn waaye joo xam ne da doon dawal oto wala moto ci tali bi, mu daw ba feu bi rouge mu war a taxaw mu daal di jàll. bu mu jàllee ne ko policier bi mu ngi woon foofu, policier bi daal di koy taxawal ne ko yow xanaa gisoo feu bi? waaj ne ko déedéet, yow laa gisul woon, man sama xel nekkul ci feu bi, damaa gisul woon ab policier moo tax ma ne damay jàll. maanaam nit ñi xoolatuñu ndax am na lu fi nekk loo xam day ñoŋal suñu dund ñu mën cee tënku, waaye li ñuy xool mooy ndax am na ku ma fiy sanctionné waaw wala déet. bu fekkee gis ñu ko leen di sanctionné rek lu leen neex la ñuy def. loolu moo am ci bërëb liggéeykaay yi, moo am ci kër ya, moo am fépp. léegi nag ana yan mbir ñooy mbir yi nga xam ne bu ko nit ñi gànnaayoo, moo xam ñu ngi koy gis moo xam gisuñu ko, moo xam ñu koy réprimander ñu ngi fa wala nekkuñu fa, moom day tënku di nekk ci lu baax. bu njëkk ci mbir yooyu nga xam ne nit ki bu koy bàyyi xel ni na tax mu tënku ci lu baax, mooy ni bàyyi xel ni borom subhanahu wa taala mu ngi ñuy gis te xam ne lépp loo xam ne ñu ngi koy def. yàlla di ñu wax ni ci alquran ne awala yaalamuuna anna allaha yaalamu ma yusiruuna wa ma yuxlinuun, xanaa da ngeen xamul ni yàlla xam na li ngeen di nëbb ak li ngeen di feeñal. ñu bari ci nit ñi nag dañoo defee ni borom subhanahu wa taala lu ñuy def yàlla xamuñ ci dara. moo tax yàlla daal di koy junj ci alquran ne nit ñi bu ma leen demee ba dugal leen biir safara ba seen cër yi di tàmbalay wax, yàlla lu mu ci wax mooy walakin zanantum anna allaha la yaalamu kathiran mimma taamaluun. nee na ñu ci ëpp ci nit ñi dañoo defee woon ni borom subhanahu wa taala li nit ñi di def moom xamu ci dara. moo tax mbokk mi
moo xam góor nga moo xam jigéen nga del bàyyi xel lool ci gisu borom subhanahu wa taala ci yow moo xam da ngaa wéet sa biir bërëb liggéeyukaay moo xam dañ laa dénk alalu nit ñi moo xam da ngaa nekk classe wala def examen wala war a def devoir wala war a def bac surveillant nekk fa wala mu bañ faa nekk del bàyyi xel ni sa borom subhanahu wa taala mu ngi nekk ak yow moo xam yow étudiant bi la yaa ngi def ab concours yaa ngi nekk biir amphi wala yow mii di dawal oto yaa ngi ci tali bi feu bi rouge del bàyyi gisub borom subhanahu wa taala ci yow au lieu que ngay bàyyi gisub alkaati bi wala bisub surveillant bi wala gisub ki nga xam ne moom mooy réprimande nit ñi bàyyi xel bi ngay bàyyi xel borom subhanahu wa taala mooy tax yow nit ñi nekk fa wala ñu bañ faa nekk loolu yow yitteelu la ndax xam nga ni borom subhanahu wa taala mu ngi lay gis yàlla nee na alam tara anna allaha yaalamu ma fi samawati wa ma fi l ard xanaa xamoon ni borom subhanahu wa taala xam na lépp lu nekk ci biir asamaan ak lu nekk biir suuf maa yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum nee na amul fenn fu ay ñett nit di diisoo lu dul borom subhanahu wa taala moo leen ñeenteel nee na it amul fenn fu ay juróomi nit di diisoo di waxtaan lu dul ni borom subhanahu wa taala moo leen juróom benneel te moom borom subhanahu wa taala nee na lim gi mu néew wala mu yées wala mu bëri borom subhanahu wa taala muy ànd ak yéen te ëllëg yawmal qiyaam lépp lu ngeen doon def dina leen ko won ndaxte moom borom subhanahu wa taala lépp la xam bu ñu waxee nag borom subhanahu wa taala mu ngi ànd ak nit ki waxuñu moom ci jëmbam waaye mu ngi ànd ak nit ki ci xam gu muy xam ci lu mu nekk ak ay jeex yu muy def mooy ne borom subhanahu wa taala xam na mbir yooyu yëpp kon bàyyi xel ci laaya yu mel nii xam ni borom subhanahu wa taala ma nekk man dong may planifier ay mbir nu may xool nu may mooy yàlla wala nu may jalgatee boo bàyyee xel ni borom subhanahu wa taala mu ngi lay gis loolu dina tax ba doo ko def bul bokk si ñooñu nga xam ne ñu leen gën a yitteel mooy lu nit ñi di leen xool maanaam bu nit ñi nekkee si nit ñi dina jéem a baax dina jéem a yow wala bu nekkee biir classe wala mu nekk amphi wala mu nekk ci tali bi bu ko wóoree ni am na ku koy xool dina jéem a tënk waaye bu wéetee moom dong mu daal di tàmbalee xotti war may sharia daal di tàmbalee xotti war may borom subhanahu wa taala yàlla nee na bul mel noonu ndaxte kat am na ñu mel noonu yàlla daal leen tun ci alquran yàlla nee na am na ci ay nit ñi ñoo xam ne yastaxfuuna min annaas nee na ñoom nit ñi la ñu nëbbatu bu nekkee ci nit ñi dinañ jéem a baax waaye nag wala yastaxfuuna min allah nee na du ñu nëbbatu borom subhanahu wa taala saa bu ñu wéetee seen biir néeg ak seen téléphone ak seen connexion fu leen neex ci site yi mën nañ faa dugg di xool wala bu ñu nekkee seen bureau fu leen neex mën nañ ko jël lu leen neex mën nañ koo jël wala bu ñu leen dénkee alal bu leen wóoree ne xëy na mën nañoo def ay njuuj njaaj ba kenn du xam traçabilité bi bu leen neexee ñu def yàlla nag nee na ñooñu loolu ñuy def noonu lu mooy yàlla la ndax borom subhanahu wa taala bu ko moo tax yàlla ne ndax ñoom ñu ngi def loolu te xamuñu ne borom subhanahu wa taala mu ngi ànd ak ñoom jamono ji nga xam ne ñu ngi jalgati ñu ngi def li nga xam ne borom subhanahu wa taala bëggu ko wa kaana allahu bima yaamaluuna muhiita te xamuñu ne borom subhanahu wa taala lépp lu ñuy def rek moom yàlla xam na ko yàlla borom subhanahu wa taala yemul ci di xam suñuy jëf ci lu ñuy def ci biti waaye xam na sax lu nekk ci biir xol yi yàlla nee na wa asirru qawlakum aw ijaaru bi innahu alimun bi daati sudur nee na seen wax yi moo xam ne ngeen ko wax suuf ba kenn déggu ko wala ngeen koy wax ci kaw borom subhanahu wa taala xam na ko nee na yemuma ci di xam loolu xam naa sax li nekk seen biir xol li ngeen di xalaat loo xam ne dafa gooleen ko moo tax mbokk mi soo demee ba wét ba nar a def mooy borom subhanahu wa taala moo xam da ngaa tiim sa téléphone moo xam da ngaa nekk foo xam ne kenn gisu la nga bëgg a mooy borom subhanahu wa taala bàyyil xel laaya bii nga xam ne ñu ëpp ci nit ñi ñu ëpp ci jullit di mbokkal nañ ko mu bokk ci saar yu gàtt yi mooy laaya bu borom subhanahu wa taala di wax alam yaalam bi anna allaha yara xanaa dangaa defe ni sa borom gisu la jamono joo demee rek ba bëgg a mooy yàlla jamono joo demee rek ba nekk si tali bi ba fa bi rouge nga bëgg a jalgati fekk wóor na leen yow da ngaa war a taxaw jamono jooju bàyyil xel borom subhanahu wa taala laay mu lay wax alam yaalam bi anna allaha yara xanaa dangaa defe ni sa borom gisu la kon bàyyi xel laay yu mel nii bokk na ci loo xam ne mun naa tax nit ki tënku ci lu baax ñaareel mooy ni xam ni borom subhanahu wa taala yemul ci dañu gis waaye dafa yebal ci ñun ay malaaka yoo xam ne ñoo ñuy surveiller 24 heures sur 24 malaaka yooyu doon ay malaaka yu tedd malaaka yooyu doon ay malaaka yu bind mbooleem lu ñuy def lépp lu ñuy wax lépp lu ñuy def malaaka yooyu dañ koy bind yàlla ne in kullu nafsin lamma alayha xaafid nee na amul kenn ci doomu aadama yi lu dul ni am na benn malaaka goo xam ne ànd nag moom yàlla di waxaat ne inna alaykum la xaafidin kiraman katibin yaalamuuna ma tafaaluun
yàlla nee na am na ci ay malaaka yu tedd yu ànd ak yéen malaaka yoo xam ne dañuy bind mbooleem li ngeen di def te mbooleem li ngeen di def ñoom malaaka yi xam nañ ko yàlla ba tey duñu bàyyiloo xel liggéeyu malaaka yooyu ci ñun yàlla ne maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid nee na amul benn wax benn jëf jooy jëf donte aimé bi ngay aimé sax biir TikTok wala Facebook wala foo mënte nekk nga koy aimé sa baaraam lu dul ni nee na am na ñaari malaaka yu pare di bind sa jëf jooju noonu kon bàyyi xel yi bokk na ci loo xam ne day tax nit ki mën a tënku ci lu baax ñetteel mooy ni suuf bii nga xam ne ci lañ nekk mu dal lool nga xam ne mun ngaa gas mun nga cee tabax mun nga cee def lu la neex moom suuf mu doon suuf lu dégg nga xam ne yëngatuwul borom subhanahu wa taala mu ñu xamal ci suratul zalzala nee na suuf bi ëllëg yawmal qiyaam dafay seede lépp luñ doon def ci kawam borom mi nee na yawma idin tuhaddithu axbaaraha nee na ëllëg yawmal qiyaam moom suuf day dina wax ay xabaaram dina wax mbooleem ni nit ñi doon def ci kawam moo tax imaamu saadi rahimahullah nee na suuf day dafay seede keroog yawmal qiyaam mbooleem ni nit ñi doon def ci kaw suuf moo xam lu baax la moo xam lu bon la nee na ndaxte kat suuf dafa bokk ci mbir yooyu nga xam ne ëllëg yawmal qiyaam dañuy seede abu hurayra dafay nettali nee na bés yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jàng laaya bi ne yawma idin tuhaddithu axbaaraha mu laaj saxaaba yi ne leen ndax xam ngeen lan mooy xabaaru suuf saxaaba yi ne ko yàlla ab yonentam day ñooy ñu xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne xabaaru suuf day mooy dafay wax mbooleem lu doomu aadama doon def ci kaw suuf bu dee lu baax la da koy wax bu dee safaan gi da koy wax nee dina wax ni diw sàngam day bés sàngam moo def lii ci heure sàngam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na loolu mooy xabaaru suuf moo ndax am na nit koo xam ne mun naa jëf ci àdduna fii loo xam ne da koy def foo xam ne ci kaw suuf ana ñaata ci ay nit tey jii ñooy jël ay mbir di ko liggéey seeni mbokku jullit wala ñuy dem ci selebe yoon bi di fa gas di suul loolu ngay gas noonu di suul ëllëg yawmal qiyaam suuf dina ko wax wala ngay dem ci ay bërëb yoo xam ne bërëb caaxaan la ci fa mooy borom subhanahu wa taala ëllëg yawmal qiyaam suuf dina wax ne diw sàngam de heure sàngam ci bés sàngam fii la taxawoon di ma mooy kon bàyyi xel yi tamit bokk na ci yooyu nga xam ne day tax nit ki mën a tënku ci lu baax mbokk yi ay mbire ngi yoo xam ne xëy na nit ñi duñ ci bàyyi xel bal sax bokk nañ ci ñi nga xam ne ñun ñii suñu bopp ñoo koy tàggat di ko defar di ko suuxat ba mu gën a màgg te mbir boobu ëllëg yawmal qiyaam dafay seede mooy suñu yaram bi nga xam ne tey góor ak jigéen ñu ngi xool ñu ngi ciy sonn lool ñenn ci ñoom di dépenser ay xaalis bu bëri ngir entretenir ko ñeneen ñi di entraîner bu dee góor ñi ngir am yaram ngir rafet jigéen yi yemuñu sax ci dem ci ay entraînement waaye ñenn ci ñoom ñu ngi dépigmenté wu di xeesal ñenn ci ñoom jamono ji lu xew mooy chirurgie esthétique nga gis ci ay nit ay jigéen yu jóge fii di dem ba ay Tunisie di dem ba ay Inde ngir lan ngir soppi mbind bu borom subhanahu wa taala mbind leen te borom subhanahu wa taala dafa wax ci alquran ne yaa ayyuhal insaan maa garraka bi rabbika alkarim ne yow doomu aadama bi ana lan moo la këf ba jaamoo sa borom ana lan moo la nax lan moo la këf ba li taxoon borom subhanahu wa taala bind la defoo yaa ayyuhal insaan maa garraka bi rabbika alkarim yàlla ne alladi xalaqaka fa sawwaak borom yi nga xam ne moo la bind daal di lay yemale daal di xool doomu aadama melokaan bu gën ci moom nga xam ne bu ko defee mu taxaw yàlla bu ko defee mu taxaw mooy lu gën ci moom yàlla def ko mu taxaw yàlla daal ci toftal lu am solo nee na fii ay suratin ma shaa rakkabak yàlla nee na ma xool jëmm gu ma neex nga xam ne man bii laa bëgg nga mel nii ma daal lay melalee noonu bu dee da ngaa xees yàlla ne man xees bi nga xees man moo ma neex moo tax ma def la nga xees bu dee da ngaa ñuul da ngaa njool wala da ngaa gàtt borom subhanahu wa taala ci coobareem moo la def noonu yow nga wëlbatiku ne borom subhanahu wa taala ni nga ma bindee nii ma ñuul ma loolu neexuma ni nga ma bindee nii ma ñuul ma loolu neexuma il faut que rek ma changé ko yàlla def la xëy na nga am yenn ci ay taar nga ne man yàlla lii doyuma il faut que rek ma dem def chirurgie esthétique gis ngeen li ci am scandale bu ci mujjee am ku jigéen kooku demoon Tunisie daa dafay ñàkk bakkanam te bëri na tey ji ay star ñoo xam ne dañu leen di tuddee ay star ay joué kat série ci série télévisée yi Sénégal yi fii ñoo xam ne chirurgie esthétique boobu lañ def te xale yi ci bëree ñoom la ñuy topp borom subhanahu wa taala xamal nañu de ëllëg yawmal qiyaam suñu yaram gii nii dina seede mboolem yi ñu doon def yàlla ne yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kaanu yaamaluun nee na keroog yawmal qiyaam day seeni làmmin seeni loxo ak seeni tànk dinañ wax mboolem li ñu doon def ci kaw suuf borom subhanahu wa taala waxaat ni yawmal qiyaam ne
al yawma naxtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yaksibun nee na keroog yawmal qiyaam damay tëj gémmiñ loxo yi di wax tànk yi di seede du gën a yéemi ci mbir yi borom bi dafay wax ci benn laaya ne ëllëg yawmal qiyaam bu jëlee nit ñi ba leen di dugal safara yàlla ci yàlla musal nee na nit ñi dañuy tàmbalee di wax seeni biir di tàmbalee werante ba seeni cër dañuy werante yàlla ne xatta ida ma jaauha shahida alayhim samuhum wa absaaruhum wa juluduhum bima kaanu yaamaluun nee na dañuy werante bay werante ak seeni cër nee na ba ngay gis seeni nopp di wax man yàlla lii laa daan déglu man alquran laa daan déglu man wax yu baax laa daan déglu kenn ki naan man yàlla man de musique laa daan déglu man jëw yi laa daan déglu man lu bon rek laa daan déglu borom subhaanahu wa taala nee na seeni gët dañuy wax lépp loo xam ne ñu ngi ko doon xool gët yi dañ koy wax nee na seeni der yi nga xam ne moo nekk si ñun borom subhaanahu wa taala nee na day wax yawmal qiyaam mboolem lu mu doon def nee na wa qaalu li juluudihim lima shahidtum alayna nit ki daal di yéemu nag ne yéen samay der samay cër ana lan moo tax ngeen may boole tey cër yi daal di tontu ne ñun kat borom subhaanahu wa taala moo ñu waxloo borom yi nga xam ne moom moo leen sàkkoon ci lu jiitu te mu wóoroo ne di ngeen dellu dajeg moom tey jii nii borom boobu mooy ki nga xam ne moom moo ñu waxloo yàlla ne wa ma kuntum tastatiruuna an yashhada alaykum sam'ukum wala absaarukum walakin zanantum anna allaha la ya'lamu kathiran mimma ta'maluun nee na munoo leen woon jëf-jëf joo xam ne da ngeen di nëbbatu ba seen cër yi munuñ koo fekkee munoo leen woon jëf-jëf joo xam ne da ngeen di nëbbatu ba say nopp duñ ko fekkee wala say bët duñ ko fekkee wala sa dat du ko fekkee yàlla ne walakin zanantum anna allaha la ya'lamu kathiran mimma ta'maluun nee na ànd ak loolu yëpp nit ñu bëri si nit ñi dañoo defee ni borom subhanahu wa taala lu ñuy def xamuñu ñu bëri dañoo defee ni lu ñuy def nii ci kaw suuf lu ci bëri yàlla daf ko réeree yàlla nag ne dalikum zannukum alladi zanantum bi rabbikum ardaakum fa asbaxtum min alxaasirin nee na njort googu ngeen amoon seen borom moo leen yóbbee tey jii nii ngeen bokk ci nga xam ne ñooy perte te ñooy ñi nga xam ne ñooy dugg biir safara Anas bin Malik dafay nettali benn xadis goo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf kaa nettali imam Muslim daal di koy indi nee na ëllëg yooman nee na bés ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa toog ak ñoom mu daal di toog rek daal di ree saxaaba yi laaj ko yooyu yonent bi lan moo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen yéen ndax xam ngeen dal moo tax may ree saxaaba yi ne ko yàlla yonent bi day ñoo gën a xam yonent bi ne damay ree ci discussion boo xam ne day xew ëllëg yoomal qiyaam diggante jaam bi ak boroomam nee na ëllëg yoomal qiyaam yàlla dina indi jaam bi nar kaa atte jaam bi ne yàlla yow xanaa du yaa wax ni tey doo tooñ kenn ci sa jaam yi yàlla ne ko kañ maa wax ni man yàlla du ma tooñ kenn jaam bi ne ko yow yàlla man day tey du ma nangu kenn di ma seedeel lu dul man sama jëmm bopp keneen koo fi indi mu may seedeel rek du ma gëm lu muy wax borom subhaanahu wa taala ne ko waaw tey doy nga sa bopp ci seede ak malaaka yi nga xam ne ñoom laa yebaloon ci yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko su ko defee ñu daal di tëj gémminam nee na loxo yi tàmbalee wax tànk yi tàmbalee wax cër yi tàmbalee wax su waxee ba noppi yàlla ne ma delloowaat ko wax ji mu mun a wax nee na su waxee dafay ne yéen samay cër sori leen ma yéen li ma doon def nii yëpp yéen a tax yéen laa doon défendre de ngeen may boole nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ci beneen riwaaya nee na waa ji su waxee ni man yàlla tey du ma nangu kenn mu may seede ndax ñoom ñëpp mun nañaa yokk ci sama dossier bi loo xam ne bokk ci yàlla dafay ne yow tey sa bopp doy nga sa bopp seede su ko defee yàlla daal di tëj gémminam su tëjee gémminam yàlla ne poojam daa ba tàmbalee wax nee na yàpp gi daal di tàmbalee wax yax yi daal di tàmbalee wax lépp loo xam ne ñu ngi ko doon def dañ koy wax moo tax di bàyyi xel ahadis yu mel nii ak laay yu mel nii day tax nit ki fu mu mën na nekk rek moo xam ñu ngi koy gis moo xam gisuñu ko mu am li nga xam ne moom la ñuy wax ragal borom subhanahu wa taala ñu ñaan borom subhanahu wa taala yàlla ñu ko yàlla yombalal rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasanatan wa qina adaba annar rabbana la tuzig qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahhab اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.